mbokk yi salaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci préfet bu Ndakaaru kon lankal na rek kuréel gi di aar li ñu bokk seen doxu ñaxtu bi naroon a amal tey jii ci ngoon fële ca place de la nation ñu gën koo xam kon ci place de l'obélisque kilifa gi nag lim jàpp mooy dafa njot rek fitna yeewu fa wala tamit ay sambabo yoo xamante ni dañuy rax ci ndaje ma ngir rek gën a yee fitna loolu nag kuréel gi bëggun koo dégg nee nañ rek à la force ñoom danañ dem daal di rek amal seen toogaanu ñoxtu fële ca place de l'obélisque ñu ngi ci doon jàkkaarloog tas ko du xabaar yi tey jii ci suba danañ dem it ca place de la nation fekk fa suñu reporter Habib Faye jamono ji nag alkaati yi kon ndar nañ ko képp ne kenn du fa jaar lu dul noonu kon daañu rëq sa ndig tey jii it la àdduna wërngal këpp jagle rek lii di wàllu deret ak maye bi ba tax na kon ñu daal di amal rek ab reportage ca banque bu sang ba nekk ca Saint-Louis ndar géej la kon foofu nag daanaka 1972 lañ fa indi boobee centre wante nag la fa teew ci doomu aadama yoo xamante ne may si deret bariwun suñ reporter yi daanaka lu yées fukki doomu aadama lañ fa fekk tey ñu yeewu fa rek ngir maye deret monte day maye deret day lu am solo buñ sukkandikoo ci borom xam-xam yi danañ dalal ganit ngir rek mu daal di ñëw ci li nga xamante ni kon moom mooy jigéen ñi ak seen tolluwaay li ko waral rek mooy ab sommet buñ fi nar amal fii ci Sénégal jëm rek ci xeex xarfal gi ak tamit métital ak jamono joo xamante ni Sénégal bëgg naa indi loi boo xamante ni dañuy criminaliser loo xamante ni wàllu viol la di càkkuteef tàggat yaram Sénégal daanaka duggati na ci histoire ci wàllu football ndax suñ Lions yi boo tey ci classement FIFA bi ñoom ñooy ñaar fukk ak ñaareel bi ci place kon ci àdduna bi yëpp muy loo xamante ni guléet la ci wàllu classement ci jamono joo xamante ni ñoom gaynde yi kon ñu ngay jël roppalaan ngir dem fële ca Égypte ngir teewee rek Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ni kon ajjuma bi di dëgmal incha allah ci leen ko nar a amal démb kon Sadio Mané ñëw na ambassadeur bu Sénégal ci Espagne it dem na rek ngir ñaax leen su ko defee kon gaynde leen di xaaj ci ñoom ñu daal di koy amal su ngeen daaxiloo mbokk yi ñu yaatal xibaar yi. mbokki dal leen jàmm ci xibaar yi kon information bi tey mooy manifestation bi nga xamante ni kuréel gi naan bokk aar li ñu moom ñoo ko naroon a amal lekk fële ca place de l'obélisque loolu nag préfet bu Ndakaaru génn na benn arrêté daal di ne kon manifestation boobu kon moom àndu ci kon lankal ko rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy kuréel googu ba tax na kon manifestation bi du mën a am comme ni ngeen ko gisee arrêté bi nga xamante ni kon préfet bu Ndakaaru daal di na koy rek génne jëm ci wàllu woowu moom nag li mu wax ne moom fii la sukkandiku moom préfet bi ngir tere manifestation bokk na ci rek menace réelle de trouble à l'ordre public maanaam dafa njort ni ay fitna mën na faa yeewu ak yu ni mel ba tax na kon moom kilifa gi daal di lankal ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy aar li ñu moom li ñu mel ak tamit ay kaddu yoo xamante ni ñenn ci ñooñu ñi ngi ko yëkkati jagleel ko kilifa yi te jàpp na ni kaddu yooyu tegginawul moom kilifa gi ci sukkandiku na it comme ni ngeen koy gisee noonu kon sànq ak tamit infiltration maanaam ay ñoo xamante ni dafa njort ni ay samba booy lan jóge feneen rax ndaje ma ngir fitna gën faa yow kon ci ñetti ponk yooyu daal ci la préfet bu Ndakaaru sukkandiku ngir tere manifestation bi nga xamante ni kuréel googu kon di aar li ñu bokk ñoo ko naroon a amal ñoom nag jokkar nañ ci ak taskatu xabaar yi ñaawlu li nga xamante ni moom la préfet dogal ci wàllu te tamit nee na daal muy naaj wala muy taw danañ fa dem ngir manifester ñu ànd ci ak Alassane Ba ak Pape Sangone Mbaye. aar li ñu bokk ne kenn mënu ko tere amal rassemblement bi muy waajal tey jii ca place de l'obélisque bu ñetti waxtu jotee. 15 heures pile nañ ko waxee woon noonu lañ ko bëgg a defee. plateforme bi jàpp ni motif yi nga xam ne moom la préfet bu Ndakaaru joxe ngir tere seen manifestation bi teguwut fenn gisuñu sax li nga xam ne moo mën a tax ba loolee mu wax am te jàpp nañ ne sax yoon moo leen may ñu amal manifester. su fekkee ne dañ ne loolu dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw di yàq parce que loolu lañ wax ci seen mbébét bi daal de ne am na ñoo xam ne mën nañ ñëw daal li ñuy wax daal trouble à l'ordre public maanaam jaxasoo foofu nit ñi di xeexoo ko ŋaayoo ba mu am gaañu wala musiba yal nañ ci yàlla musal ñu ne loolu bu fa amee dinañu jaaxal parce que ñoo xam ne dañu daje rek pour ne dañu bëgg a xam li nekk ci suñu contrat yi lan moo ci nekk xaw ma lan moo fa war kan moo fa war a ñëw indi xeex indi xuloo bay indi musiba xamuñu ko naka la war fan la ñu jëlee boobu wax buñ ne tamit dañuy dajaloo foofu
ñu ne 15 heures jóge fa 18h30 ñëpp ñibbi seen kër place ba setaat mu ànd ak set ak sell gisuñu ci lan moo ci mën a am loo xam ne keneen day ñëw dugg ci suñu biir duñu rax pour ne kenn du ko fi wax ñuy fàttaliku rek ne que préfet bi am na autorité mais constitution moo ëpp doole sax président de la république ndax constitution bi ci lay président bi di waat pour jiitañu. ñu woo ñëpp ñu ñëw nag ca place de l'obélisque bu ñetti waxtu jotee ñu fexe ba amal ko ci jàmm ak salaam liñ ciy sàkku mooy ñu leeral yore li nu suñuy ressources naturelles maanaam pétrole beeg gaz bi ak contrat yi nga xam ne jot nañ ko signé ak Frank Timis ca atum 2012 ak yeneen mbir itam yi nga xam ne fas yéene nañ ko waxtaanee askan wi nga xam ne convoqué nañ leen ci seen rassemblement bi. dañuy dem ca place de la nation ñu gënoon koo xam ci place de l'obélisque fekk fa suñu ndaw Habib Faye maa ngi leen nuyu. banque de sang bu Ndar atum 1960. ñu dem fële ca place de l'obélisque kon fekk fa Habib Faye mi nga xamante ni moom moo fa teew ngir rek xool dispositif sécuritaire bi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko ginnaaw bi nu bañee manifestation bi Habib maa ngi leen nuyu. Chérif Dia maa ngi lay fay bu baax. lan lañ mën a jàpp foofu ci jamono jooju gis na ni kaaraange gi dafa mel ni mat na. waaw jàpp ni kaaraange gi fii ci place de la nation jamono ji mat na ba tax na itam waaye takk der yi ñoom ñi ngi fii te it armé wu nañ bu baax li nga xam ne tamit indi nañ seen i pick-up ak li nga xam ne moom mooy blindé yi yooyu yëpp taxaw na fi nga xam ne moom mooy périmètre de sécurité bi di xaarandi rek waaye manifester bi nga xamante ne des na ci teg sa tànk ngir ñu mën a jëflanteeg yow comme que ki nga xam ne moo di préfet bu Ndakaaru moom mi aaye ne li nga xam ne moo di ko doxum ñaxtu googee nga xam ne fas yéene nañ ko def ñoom waa plateforme bii di aar li ñu bokk ba tax na itam ñoom tey takku nañ bu dëgër ñëw indi nañ ci tamit li nga xam ne weesu na Chérif juróom fukk ci ay éléments yoo xamante ni te ñoom ñëpp ñu ngi fii nii taxaw di xaar dem bëgg dikki bi nag jàppal ne loole nee na selaw ndax ku ci nekk yaa ngi dem ci anam ba nga xamante ni te bëggee nga ko ba tax na li nga xam ne moo di tali bi tey fluide na bu baax waaye li ñu gën a mën a jàpp seen dispositif sécuritaire bi moo di nañu rangale seen oto yi bokk na ci wàllum ñeent penk yëpp ñoom samp nañ fa li nga xam ne moo di ko auto pick-up ak lii di auto blindé di xaarandi képp ka nga xam ne rek Chérif yëngatu nga. ñu koy sant kon di ko gërëm Habib Faye mi nga xamante ni kon moom moo ñuy suivre situation bi foofa ca place de la nation comme ni ngeen ko gisoo noonu xeetu oto yooyu ñu naan dragon kon alkaati yi teg na leen fa ngir rek xëy na ay ndox yu ni mel yu mën a sotti ay manifestant yu fa teew daañu ci del soit ca nam gën a yaatoo ñu des ba léegi ak ñi nga xamante ni kon ñoo jóg rek ngir xeex ak yelleefu doomu aadama gën a mën a mucc ayib ci Afrique de l'Ouest li nemmeeku mooy dañ leen di bundu xataal ci seeni réew tam monte day la leen tax a jóg lu am solo la ci nekkinu doomu aadama liñ bëgg sax mooy ñoom droit de l'homme yooyu réew yi daal di voté ay loi yoo xamante ni dañ leen di gën a aar su ko defee kon ñi faat seen bakkan wala ñu leen di bundu xataal loola mën a dakk démb ñu ngi ci doon daje ak taskatu xabaar yi Fatoumata Touré Youssou Baro ngir daal di jëmmal liggéeyu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy xeex ak yelleefu doomu adama Amnesty International daal di def benn film daal di koy dippee Brave moom nag ci film boobee mu daal ñuy delloo rek ci liggéeyu ñooñee tey jii nag ñuy dippee défenseur des droits humains ñu daal di leen di attaqué fu nekk Amnesty International ne dafa doy. bu ñuy wax ci ñiy xeex ak yelleefu doomu aadama dañoo naan ñii de ay opposants politiques nañ wala ñii. nit yi nekk bitim réew ñoo leen yónnee pour ñu yàq dëkk bi alors que déedéet nit yooyu dañuy xeex di def xeex bu baax bu sekkee ne tey jii nga gis loi boo xamante ne day condamné viol boo gisee ne tey nii Mauritanie dafa am ñoo xam ne esclavage dañ ko abolir c'est parce que nit yooyu dañoo xëy benn bés ñëw ngir xeex pour àq ak yelleef doomu aadama yi. yeneen dëkk Afrique yi lu ko mel ni Mali Burkina Faso Cameroun tey jii Sénégal war na am tamit benn loi bu nga xam ni rek dafay daal di protéger ñi nga xam ni ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama loolu nag directrice régionale bu Amnesty International moo ko xamalee. da ngay gis ñoo xamante ne ay ñiy xeex ak yelleef doomu aadama dañ leen di dóor parfois li ci mel ni Alioune Tine fàttaliku leen ko justice sax doo leen gis mu def dara pour jàppale ñooñu donc défenseurs yi organisation des droits humains yi Sénégal ñi ngi continuer di def un plaidoyer pour que
loi boobu passé loi boo xam ne dafay protéger képp kuy xeex ngir àq ak yelleef doomu aadama. lu jëm nag ci question bu nga xam ni ñu bëri ñu ngi koy laaj ni ndax ki nga xam ni dafay xeex ak yelleefu doomu aadama war na rek am coloration politique tey jii nii ki nga xam ni rek mooy chargé campagne Amnesty lii la ci tontu. défenseur des droits humains dafa am opinion am dafa am xalaatam donc nit mun nga nekk député. nekk en même temps défenseur des droits humains mun nga militer ci parti mais boo xëyee bëgg défendre droit de l'enfant ak yelleefu xale yi wala jigéen yi wala ndaw yi wala mag yi loolu amul opposition entre nekk défenseur des droits humains ak nekk politicien. film bi li nag boole ay défenseurs droits humains yu mag ku ci nekk rek di raconter lan rek lu metti la dund ci wàllum liggéeyam ñoom nag lu ñu namm tey mooy ñu daal leen di gën a delloo njukkal. tey jii la àdduna wërngal këpp jagleel ak bisu maye deret ba tax na kon ñoom leen ci reportage ca centre transfusion sanguine ba nekk ca Ndar Géej ña ngi ko sos nag ci atum 1972 wante foofa ca Ndar daanaka ña fay maye deret seen lim day néew te moonte accident yi bëri na trop ca diwaan boobu tey jii ban fa demee lan fa nemmeeku mooy daanaka ay fukki nit rek ñoom ñoo fa teewoon ngir maye si seen deret ñi jàpp nag ne moom mooy période bi nga xamante ni kon moom mooy tax rek nit ñi gën a mën a may deret mooy jamonoy vacances ak yu ni mel. Ousseynou Diop, Habib Seck. banque de sang bu Ndar atum 1972 lañ ko taxawaloon xeetali na ay nit ñu bare waaye nag li ñu gis mooy ñàkkul ay jafe-jafe bërëb bi bañ fa ñëwee lañ fa fekk ci ay nit yuy maye seeni deret barewul lool loolu nag bokk na ci yenn ci jafe-jafe yi. deret doonu loo xam ne dañ koy jaay wala dañ koy jënd kat defaraguñ ko ci industrie yi donc nit rek moo ko mën jox nit donc ku nekk war na jàpp ni responsabilité la ci moom tegam mën na ko su remplir conditions yi mu dem maye ji au moins benn yoon wala ñaari yoon ci at mi. mu mel na banque de sang yi jamono yu bare dañu ñàkk deret jamono jii ñu jëm nag jëm ci wàllu vacances mooy période bi nga xamante ni moo gën a jafe élèves yi étudiants yi dañuy ñibbi te ñu ci bare dañu koy fàtte moo ne day période bii lañ ko gën a soxla ndax jigéen ñi nga xamante ni dañu war a yimbi léegi saa ay jafe-jafe la ñuy am. actuellement noo ngi jëm ci période boo xam ni bu xaw a critique lay doon ci ñun mooy bu école tëjee université tëj alors xale yi certains ñoom ñu ngi en vacances certes mais ñi ci bare dañuy itteewoo defi sport dem nawetaan guddi gi xanaa ñu ngi nelaw wala ñu ngi ci yeneen bëccëg bi ñu nelaw donc du ñu mën a ñëw di may deret alors que période bi ñu jëm période vacances yi remarqué nañu ci la maternité gën soxla deret ndax ci la période accouchement yi di gën a yokku. jafe-jafe bii waral banque de sang di ñàkk deret bokk na ci wàllu communication bi ak itam bërëbu liggéeykaay yi nañ ci waroon a dugal seeni loxo dugaluñu ko ci ngir nag loolee dakk gouvernement bi ñoom la ñuy talal loxo ngir mu jàpp ci. mais nag il faut que autorités yi jàppale nañu ci loolu nu ñu koy jàppale mooy ñu organiser ñi nga xam ne war nañu mën maye moo xam ci société civile bi la moo xam ci organisation yi la groupement féminin yi la moo xam ci société yi la ñu organiser un calendrier de don de sang boo xam ne dañ koy def pour Saint-Louis et ses environs. ci diwaan Ndar Géej banque de sang bi ña fay ñëw barewul tax nag kilifa yi di ñaan askan wi ñu dugal ci seeni loxo ngir jafe-jafe boobee mën a dakk. ñu wax ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram journée médicale yi nga xamante ni hôpital principal bu Ndakaaru ñu ngi koy amal fii ci capitale bi liñ ci jublu rek mooy li nga xamante ni mooy xarala yu bees yi ngëneel liñ mën a am ci wàllu wér-gu-yaram wante tamit saafaan wa ba tax na kon daal ñu ci doon xalaat lépp loo xamante ni tukkee na ci rek ci ay recommandation ñu daal di koy jëfee Aïssatou Gueye Ba Modou Diop. ñaar fukki at ba léegi médecin bu hôpital principal de Dakar di organiser ay journée médicale mu doon ab occasion bu ñooñee di jàngatee naka la ñuy def ba dooleel li di santé maladie mu doon tamit ay bésu waxtaan ak ñi seen xel màcc ci wàllu woowee ngir ut saafara ci wàllum paj mi. dafa nekk moment yoo xam ne médecins yi danañu daje di waxtaan di saafonte di échanger nan la médecine bi war a doxee. nan nañuy fajee malaat yi nan nañuy def ba améliorer suñu structure yi nous aujourd'hui hôpital principal dañuy remettre en cause pour xool léegi yan format la ñu mën a def est-ce que il faut continuer toujours def ay journée médicale est-ce que dañuy def ay congrès est-ce que dañuy def leneen mais en tout cas daal ñu ngi réfléchir pour changer format bi. mu nekk ay bés waxtaan waaye itam laaj ay jéego yu am solo. xaral yu bees yi moom médecine mënul nekk en marche parce que la médecine évolue appareils yi dafay évoluer appareils yi ñu daan utiliser 1960 ak li ñuy utiliser léegi du benn tout le temps mais boo toogee jànguloo amul échange communiquer ak ñi da ngay nekk en retard donc il faut que ñu nekk au diapason des choses et loolu aujourd'hui xaral yu bees rek moo ko mën def
mën nga toog fii di gis ni ñuy def États-Unis mën nga toog fii di gis ni ñuy def feneen donc jàng bi moo ko laaj aujourd'hui parce que pour dem étranger jàngi de plus en plus dafa metti conditions yi nit ñi boo ñëwee du ñu nangu nga liggéey donc xool rek ngay mën a def donc il faut que ñun nag ñu développer wu aussi jéem amay xarala yoo xam ne danañu mettre ñu nekk en contact avec cette modernité ak cette évolution là. ay journée yu tàmbali tey jii ba samedi bi di ñëw thème bi ñu jot a jàpp nekk rek innovation technologique ci wàllum paj mi. wàllu environnement ñi ngi ci weer wi nga xamante ni tamit ñi ngi ko jagleel ba tax na rek fële ca Bona nekk ca région bu Sédhiou ñaari àll yi nga xamante ni naatoon nan lool te tamit lam doon jural njëriñ askan yoo bari li nemmeeku mooy garab yi ña ngi koy gor te tamit daal àll ba buñ ko aarut mën naa nax saay ba tax na kon population yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diwaan doon ci amal rek ay ndaje su ko defee projet yi nga xamante ni kon ñi ngi ko tuddee kon forêt yooyu ñu mën leen a dimbali Bakary Konte xaali jéeme. àll yi nekk ci Badala ci diwaanu Bona ak ci Ulolu ci Kapundun ci commune bu Bona ñoom fu mu nekk ni ñàkk nañ seen mangrove baobab yi fa nekk palmier ak tam mala bi yu fay dund yu mel ni jën tamit. bu njëkk bi APAC mu ngi constitué woon suñu palais de justice APAC ñu ngi constitué woon en tout cas un facteur de règlement de conflit mais aussi APAC moo nekkoon suñu en tout cas fédérateur dans la zone du Fogni pour ces populations là. Donc en dehors en tout cas des espèces végétales ay la pharmacopée les animaux et consorts voilà cette APAC dafa joué benn grand rôle bu nga xam ne tey jii ñu ngi perdre en tout cas ces aspects là. ci forum bu ñu doon amal ci Bona ci la population daal di ñaawlu situation boobule ñi ne dañuy restaurer forêt yooyu mooy APAC bu Badala ak bu Ulolu. congrès moo waxoon am na jafe-jafe parce que kii li may wax xam nañu ko pour am jën sa problème la fii Bona pour am mat sa problème la donc géej bi def na ba finalement géej amul donc ñu xam ne donc am na environnement boo xam ne nekkoon na ki géej bi buñ ko delluwee peut-être géej bi dina am boo lu am reboisement la mangrove loolu bokk na ki programme boo xam ne dañ koy def cette année au mois d'août bu jotee ki tawee bu tawee rek dañ koy defar pour au moins di 50-10 ans ñu am mangrove boo xam ne am na des géej dañu am foo xam ne mën nañ dem pour ñu mën a développer. sous-préfet bu Bona Khadim Gueye di ñaax population yi. ñu gën a jàpp projet yi parce que ay projets yoo xam ne de manière générale dañuy xeex pour que ñu gën a am environnement bu baax donc bu ñu seetloo fan yi kilifa yu mag yi le président de la République moom ci boppam mi ngi bëgg a teg en place benn agence boo xam ne day taxaw pour reforestation donc yooyu yëpp bu ko kilifa yi di def population yi à la base ñoom tamit dañu war a taxawaay boo xam ne bu projet yooyu ñëwee ñoom ñu mën ci ànd. si journée APAC yooyu ci la population yi daal di jël ay initiatives yu bëri ñu ne dinañ am ay activités yu mel ni reboisement maanaam jëmbat ay garab wante tamit xeex lépp loo xamante ne xorom si nu muy nangoo seen àll. jërëjëf Bakary Konte sunu gan tey di Diakha Doucouré moom nag jigéen la boo xamante ni li ko tax a jóg mooy rek aar gune yi wante tamit xeex li naan xarfal jigéen yi nga xamante ni nemeeku nañ ko ci Sénégal ak yeneen i réew yu nekk ci Afrique sowu jant ñuy waajal it ab sommet boo xamante ni ñu ngi koy jagleel rek mutilation génitale féminine di xeetu kon xarfal jigéen yooyu ak tamit mariage yu gune yi ci gone yooyu leen mëgg a des Diakha ginnaaw bi lu nuyoo fi ci Sénégal mbiram càkkuteef di viol gisoon nañ ko ci réew mi ba tax na njiitu réew mi jël dogal ne balaa octobre di jeex nañ indi la waa boo xamante dañuy criminaliser viol noo jàngatee dogal boobu. liñ dogal boobu noonu dogal bu baax la waaye bépp réew waroon naa am dogal boobu noonu waruñoo toog ba problème am pour ñu doog a dogal loolu because loo xamante ne la Sénégal si Afrique yëpp bokk na si réew yu gën a progressif te bokk na si réew yoo xamante ne ñu bari dañ leen di xoolee lu bari man xaw ma woon ne Sénégal amutoon loi pour criminaliser viol. am na Gambie gi nga dëkk. loi yi rape. am na Gambie criminaliser viol. well am nañ laws against rape suñ loi bi nag comme am na lum suivre am na loo xamante ne amanguñ ko si foog ñu daal di continuer di liggéey ak suñ parlement. pour ñu mun a mutali loi bi ngir nekkul comme loi boo xamante ne. mut na fu mu war a toll. te even dëkk yu nekk bitim réew sax du ñëpp a am. mais est-ce que jàpp nga ni criminaliser viol dina tax viol jóge fi wala mu wàññeeku. dina tax mu wàññeeku. waaye lu gën a am solo mooy sensitisation ñu criminaliser ko loolu taxul
waaye foog nit yi xam ne benn loi am na. ñuy sensibiliser waaw ñu sensibiliser nit yi pour ñu mun a xam lan moo nekk ci loi bi. jërëjëf ba léegi nag bu ñëwee ci ba léegi li beneen phénomène wala fléau boo xamante ni gàllankoor la ci Afrique muy xarfal jigéen ñi yaakaaroon na ni jeex nañ fi wante dafa mel ni ba léegi des na fi. des na bu baax sax fu mu mel ni ñu ngi am 200 millions jigéen yoo xamante ne ñoo nekk di dunda ci àdduna si ñoo xamante ne xarafal. 200 millions bari na de 200 millions te li ci gën a ëpp Afrique fii la nekk. lu tax ba léegi mu jëlee ko fi jafe. amin ñu bari dañ ko jàppee ne suñu aada la ba pare am na ñoo xamante ne tamit jàpp nañ ne seen diine la te benn diine bu jógee ci Abraham wanewut ne xarafal jigéen. comme mandatory la ci islam. nekkut loo xamante ne bokk na ci chrétien yi nekkut boo xamante ne gis nañ ko ci benn diine ngir soo seetee Saudi Arabia ñoom du ñooy. mbiram aada la kon du mbiram diine wala. non aada la du diine daf ko fi fekk waaye aada la. léegi naka lañ mën a def ngir lii jóge fi parce que 200 millions quand même chiffre bu doy waar la. comme nuñ ko waxee foog ñu sensitiser suñ communauté si te lu ñoo def ñu def ko ak respect ngir ñun Afrique lu nekk foog mu àndaa respect suñ kilifa diine yi ak ñu moom suñu aada yi ñu waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu comprendre métit bu si nekk ngir soo gisee ñu nit ñu taxaw dañ xam métit bu nekk si xarafal jigéen looloo tax ñuy liggéey bu ñooy def. yow da nga dund loolu muy lu doy waar métti na. yaa amin man xale laa woon soo remember ma fàttaliku ma waaye xam naa ne ñoo xamante ne dem nañ ba mag dund ko xam naa ne ñoom métit bi ñuy jaar te man am naa si rakasa bu si gaañu so comme loolu rek tax na ma jóg pour lii mun see ngir soo jëlee xale bu ndaw boo xamante ne mu ngi 1 semaine nga jaaral ko si lii mu dem am infection yàlla def mu dem gaañu si comme loo xamante ne la ñun ñëpp war nañ koo xalaataat xam nañ ne dee yàlla moo ko dee dogal waaye loo xamante ne jarul ñu def ko ngir ñun ba tey xamuñ sax lu tax ñuy def practice bi comme waral nañu pour ñu taxaw ne lii war na fee génn. loolu mooy conséquence yi kon yéen da ngeen war a insister ci conséquence su mutilation génitale yooyu. waaw ñun te suñu liggéey lu bari si loolu lañ taxaw. muy conséquence est-ce que yéen a ngi wàcc ci terrain bi maanaam yéen ONG yi da ngeen di nekk rek ci kii di wax rek mais est-ce que yéen a ngi dem dajeeg nit ñi yee leen ak kii ñi koy def it ngeen xool leneen loo xamante ni mën nañ koo def lu dul loolu ngir gagner ci seen vie parce que loolu la leen di wax. non ñun suñu liggéey lu ëpp si communauté yi ñun suñ organisation bu tudda Safe Hands for Girls ñu ngi Gambie dooranguñu liggéey Sénégal waaye dañoo dem si communauté yi si région yi di liggéey ak ay école yu fa nekk di liggéey ak ay kilifa diine di liggéey ak alkaalo yi ak ñu amee aada bi pour ñu seen ba pare am nañ ay groupe yi jigéen ñoo xamante ne ñu ngi leen di jàppale comme ñoo xamante ne lii seen liggéey la woon te ñu ngi ñoo wax ne ñoom si lañ doon amee xaalis waaye ñu ngi leen di woon beneen yoon boo xamante ne dinañ mun a jàppale seen boppa waaw léegi yéen a ngi ci amale ndaje fii ci Ndakaaru muy gulet ndaje bu njëkk la ngeen koy wax sommet kon Afrique ci wàll woowu lu ngeen di xaar ci ndaje mi. ndaje bi liñ say xaar mooy pour Afrique yëpp taxaw muy suñ kilifa yu gën a mag suñ njiiti réew yi. suñ ministre yi suñ kilifa diine yi suñ jeunes yi suñ survivants yi bépp africain pour ñu moomal xeex bi seen boppa ñu xam ne tant que ñun Afrique ñun jógaluñ suñ boppa pour xeex li kenn duñu mun a ñëw jàppale ci histoire yu nekk di am suñ réew yi. est-ce que gouvernement yi ñu ngi leen di fekk ci xeex bi. gouvernement yi Sénégal ak gouvernement yi Gambie ñoo ko nekk di organiser ak ñun ci ministère de la femme ak. te yaakaar nañ ne président Macky Sall dina ñëw ci ouverture bi ngir li nekk na ndaje boo xamante ne musta am Afrique bi mooy première fois mu am te ay jeunes yi Afrique ñoo ko jël organiser ko indi ko Sénégal bu mooy xarfal bi am na aussi mooy sëy yu teel yi sëy yu xale yi loolu aussi da ngeen a jàpp ni dafa jéggi dayo ngir soo jëlee xale ak comme yaa ngi ma doon laaj affaire violence man ci suma xelaat soo jëlee xale nga forcé ko mu sëy jox nga góor droit mu violé ko chaque jour loolu moo tax man mënuma ànda ak sëy xale ak forcé xale pour mu sëy ngir xale mënut a joxe droit pour am sexe. waaw loolu moom lu wér nga wax loolu it wante dañoo nekk ci Afrique aada comme ni nga ko waxee ak tamit muy yoo xamante ni est-ce que dina yombal xeex bi. non lu yombal xeex bi waaye luñ war a comprendre mooy suñ jàppee 50% ni suñ population. te joxuñ leen liggéey boo xamante ne mun na leen a jox dara jàngaluñ leen fu seen jàng mu tee pour ñu ñoomit ñu bokk ci contribution yi yóbbu suñ dëkk yi ñun ñoo nekk di delloo Afrique soo ñun suñ xeex bi
romb na foo xamante ne dangay xool xale yu jigéen ñi seen école. seen contribution to seen community ak lu bari moo si nekk. jërëjëf muy lu am solo kon ñuy fàttali ni sommet boobu guléet la Sénégal di ko dalal mu nar a am kon ci dimanche bi ñu jagleel ko rek xarfal jigéen yi chiffre bi mu fi joxe nag yéeme na lool nee na 200 millions jigéen yoo xamante ni kon mbir moom laal na leen ak sëyu teel yi kon ñu ñaaw jàpp ni rek buñ ca jógee kon ay dogal danañ ko fa jëlee su ko defee lu mel wàññeeku jaaxaba la ñu la bàyyi Gàmbi nga jóge Gàmbi it actualité bi bokk na ci rek dogal bi nga xamante ni kon commission d'enquête spéciale ba nga xamante ni moom moo nekkoon ca Banjul jël dogal ne ki nga fa nekkoon président di Yaya Jammeh la moomoon daal ci alal foofu ñu daal di koy teg loxo te alal ji bari lool te bëgg nañ tamit loi boo xamante daal loi spéciale lay doon justice gambienne nag danoo jàpp ni kon 400 millions dollars jàpp muy 200 milliards ci wàllu franc CFA la ki nga xamante ni moom la Yaya Jammeh daal di rek randaloon buñ ko sukkandikoo ba léegi ay part automobile yu luxe di oto yoo xamante ni bakkan na lu toll ci téeméer ak fanweer ak benn tamit ci kër ak suuf moom daal kon Yaya Jammeh daanaka ñoom dañoo jàpp ni lii mu daa doxalee ca Gambie moo ko moom beneen dogal ba tamit justice ba jël ko fa rek ci commission baag yu ni mel ka fa nekkoon présidente assemblée nationale ba di Fatoumata Diakhoumpa Cissé ak keneen koo xamante ni rek ñi ngi koy tuddee moom it Yankuba Touré ñoom ñaar banaan leen ñu daal di ñibbi yoon daf leen doon topp rek ci wàllu témoignage ak lànk jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy commission d'enquête boobu wante toppeetul leen dara kon charge yooyu bàyyi nañ ko ban commentaire ngay def ci liggéeyu commission bi nga xamante dañoo bëgg lépp leer fële ci Gambie. I think commission bi baax na ngir am na lu bari lu xewoon Gambie ñu bari xamuñ ko te commission bi won nañu Yaya Jammeh nu mu doon doxalee Gambia métit bu mu teg ci famille yi. am na ñoo xamante ne jël na seen papa yi am na ñoo xamante ne jël na seen doom yi te teg na loxoom ci alali réew bi loo xamante ne mënoon naa dem ci développement yi Gambie te loolu yëpp tax na Gambie dellu na gannaaw lu bari man comme Gambienne la commission bi métti na pour seetaan ci man ngir pour ndax luy génn dama ci bañ sa bés musuma see wax tey mooy premier jour ma wax ci affaire yi commission dina am ku loru ci Yaya Jammeh jamono bépp Gambien bu loru ci jamono Yaya Jammeh suma famille la ñun man nu ma ko gisee man may Gambie mooy man te képp ku ci soona ñun ñëpp suñ soona la jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm kon soxna Diakha Doucouré la tudd kon doomi Gambie la moom nag dafay ñëw rek ngir porter combat boo xamante ni mi ngi jëm ci xeex xarfal jigéen ak tamit sëyu teel yi nominé woon nan la ci prix Nobel de la paix ci ay jamono yàlla def kon jëloo ko ñu ngi lay ñaanal xeex bi day xeex bu noble ci Afrique nga mos a nekk kon prix Nobel de la paix ci wàllu xeex bi su ngeen taaxirloo mbokk yi ñëw ci xibaaru tàggat yaram yi. xibaaru tàggat yaram information bu neex nag jëm ci wàllu football Sénégal am classement bu baax ci classement FIFA ci weer wi ñu génn muy gulet 22e la kon mondial boo jëlee kon équipe bu football yi gën a mag gën a xarañ ci àdduna bi Sénégal mooy ñaar fukk ak ñaareel muy loo xamante ni kon musul am ci Afrique it ñun ñoo jël paie ci jamono joo xamante ni kon daanaka ayu bis moom moo des Coupe d'Afrique des Nations bi daal di tàmbali fële nga xamante ni moom mooy ca Égypte ñoom gayndey Sénégal yi ngeen gis leen kon ayu bis a ngi nii bi ñu jëlee drapeau national dem fële ca Alicante ca Espagne doon fa waajal ginnaaw ba fa amalee ay tàggatu amal fa tamit ay tàggat ci wàllu match amical jël nañ roppalaan ngir dem ca Égypte démb nag xibaar bu neex boobu également mooy ki nga xamante ni moom mooy Sadio Mané ba mu dellusiwaatee ca équipe ba la ca bees mooy am na ci koo xamante ni daf ko doon jàngal ca Bambali daal di dem rek doon nemmee ku ci Sadio Mané muy loo xamante ni Sadio Mané rafetlu na ko yaram daal di cay daw ñu ànd ci ak sunu naataangoo yéen fa yebal maam Fatou Ndoye Hamza Diallo. scène bi photo yi lépp benn nit moo ko catalysé ci alxames bi Sadio Mané rejoindre ay coéquipiers am balaa ñu dem Égypte. récupéré naa bu baax et puis comme ni ma ko yàgg waxee man moom saa su ne su may ñëwee équipe nationale damay am mbégte et puis contentement nekk ak samay xarit donc maintenant lu coupe d'Afrique la ñuy xaar comme yéen ñëpp et puis dinañ joxe lépp pour ngeen bëgg. bi mu demee ci terrain bi beneen mbégte ndax ay coéquipiers am ci équipe nationale tàccu ko mu dox seen diggante coéquipiers yoo xam ne fier nañu gis seen mbokk doon champion d'Europe.
waaye surprise yi jeexagul ndax Sadio Mané fi muy entraîné ndekete prof de maths bi ko yoroon 5e collège fële ca Bambali mi ngi ci public bi di ko seetaan. jàngal naa ko 5e en mathématiques ma jàngal ko 4e science physique. mënuma exprimer exactement bu ma koy gis foofu naka la sentiment bu may am fierté je sais pas nu ma ko exprimer tellement que kontaan ñoo xam ne xamoon nañ ma bu yàgg dañ may bind message ñu xoolal booy bi lu mu def di ak lii donc encouragement félicitations tout ça vraiment vous ne pouvez pas imaginer. Sadio Mané nag fàttewul kanam bile. Je n'y croyais même pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. Gannaaw journée bu riche te rafet Sadio mënatul am xel ñaar. nekkatul joueur talentueux dafa nekk joueur vedette équipe nationale nekk yaakaaru tout un peuple boo xam ne bëgg na mu rëddaat beneen trait ci histoire Sénégal loolu nag kan bu baax moo ko koy may. laataa ñuy jógee fële nga xamante ni moom mooy ca Alicante ndawal Sénégal la fa nekk di ambassadeur ba teewal fa kon réew ma ca Espagne déplacé na def 5 heures de route ngir rek nemmeeku si gaynde yu Sénégal yi moom soxna Mariama Sy jàpp ni daal li mu yaakaar mooy Alicante jikk ñi nga xamante ni mooy gaynde yi comme fa lañ doon tàggatoo buñ fa jógee kon mën a indi coupe bi fii ci Sénégal ñu déglu ko ba léegi ci micro Mame Fatou Ndoye ak Hamza Diallo. ambassade bi Madrid la nekk Madrid mooy capitale Espagne yéen a ngi fii c'est à peu près 5 heures de route mais man sama cër mooy ma ñëw rafetlu déjà li ngeen ñëw fii ñu nekk lu ñu kontaan ñun ñi nekk Espagne à la suite du président bi joxe le drapeau au Lion le vendredi dernier man aussi ma ñëw encourager leen souhaiter leen vraiment le meilleur et maa ngi ñaan yàlla Espagne bi ngeen tànn pour def le dernier regroupement des Lions bala ngeen a dem au Caire mu jox leen la baraka ba nga xam ne bu ngeen demee ngeen indi Lions yi indi coupe bi au Sénégal te xam nañu dinañ joxe dinañ dem ba jeex comme on dit mais ñun aussi ñu ñëw ñaan ci kontaan si et accompagner leen ñu xam ni toute la communauté sénégalaise qui vit en Espagne à travers moi qui représente le pays ici ñu ngi leen di encourager ñu ngi seen ginnaaw. ñuy fàttali ne rek gaynde yi bu demee fële ca Égypte danañ fa amal beneen match amical ñoom ak Nigéria laata ñuy daje ak Tanzanie di seen match bu njëkk ñaar fukki fan ak ñett lay doon ci weeru juin bi ñu nekk li gën a fës ci yéen kaay ñu àndi ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf li ñëpp bëgg a xam l'observateur nee nañu léegi ñu xam ko mu di kan moo faat étudiant bii di Fallou Sène journal bi bind ci xëtam mu njëkk ne ki ñu joxar bi baaramu tuuma ci yëf yi ne moo fetal Fallou Sène ba mu faatu ci université bu Ndar Moustapha Sané la tudd ab sous-officier la tey jii ci suba ca la war a dem tribunal wuy ji procureur de la république loolee ginnaaw at ak lu teg ca ba ñu fetalee Fallou Sène mu faatu ci université bu Ndar ministre des forces armées moo joxe woon ordre de poursuite gi procureur de la république Serigne Bassirou Gueye si siroon waa brigade pilotage gi nga xam ne bépp soldat bu am lante ak yoon ñoo koy enquête brigade boobe moo désigné woon sous-lieutenant Moustapha Sané ci mbir yi l'observateur nañu ci lu ko jiitu sax bi mbir yi di sooga am ci université bu Ndar fukki fan ak ñett ci weeru mai 2018 ba brigade territoriale bu Ndar doon lijjanti yëf yi foofee fa lañ ko njëkkoon a tuumaale moom sous-lieutenant Moustapha Sané ndax nee nañu ca gendarme ya ne woon ci université ba bés boobee moom rek moo ci yore woon balle réelle am na it ci ginnaaw bi ay xibaar yu wax ne ba ñu koy auditionné moom sous-lieutenant Moustapha Sané nangu woon na ne balle bi rey Fallou Sène ci moom la jóge waaye légitime défense la waxoon nee na étudiants yi dañu ko songoon mu fital ngir bëggoon a rawale bakkanam yéenekaay bi dañu ak ëllëgam tey ji lay leer waaye su moytuwul ci mandat dépôt la jëm ñu dem ci xët mu njëkk Vox Populi fekkaat fa xibaar bi journal bi gis ne ajjumay tey ji ajjuma la jot lu ne mën na cee xew ci gendarme bi ñu ne moo fetal Fallou Sène ci wàllu yoon ak yoonal ba tey réew mi quotidien mi ngi ñuy wax détournement bu am ca CICES koppar yu toll ci ñaar fukki millions ak juróom-ñaar moom la ñu fa ngembal ba jamono ji ñoo ngi wër ka fa newoon comptable ba ñuy atte mbir mi gisuñu koon ca tribunal waaye juge bi atte na ko ba gàll mandat dara ci aw loosam mu di fu ñu ko fekk nañu ko jàpp yóbbu muy guddi di bëccëg gu nar a tàngate ci réew mi Le Quotidien nee nañu mooy bëccëgu tey gi ndax kuréel gii di plateforme aar li ñu bokk ñoo woote am ndaje ca place Obélisque te nee nañu ndaje ma préfet bu Ndakaaru aaye na ko waaye waa aar li ñu bokk nee nañu gisuñu lu leen di tere def seen rassemblement gi ay leeraange ki leeral la ñu bëgg ci waxi contrat pétrole ak gaz bi ñuy wax ci réew mi anki dina kay mel ne ku naan ñu est-ce que duñu seeti feneen fu ñu ko waxee fu bokkut ak place Obélisque ne foofee préfet bu Ndakaaru aaye na ko nee nañu préfet bi nee na day bañ ko turbale ordre public
bi docteur Cheikh Tidiane Dieye bokk ci waa aar li ñu bokk di ñu wax ci enquête dina kay ne ñoom jotuñu wenn këyit wu leen di wan ne préfet bu Ndakaaru dafa tere rassemblement gi loolee ay sos la te ñi koy def jubluwuñu ci dara lu dul bëgg a décourager askan yi ba duñu ñëw ci rassemblement bi waaye rassemblement bi moom dana am Les Échos nañu préfet bu Ndakaaru aaye na manifester gi waaye manifester kat yi ñoom nee nañu dinañ manifester yéene kaay bi nañu mbir yéeg ni mu demee nii ku yóbbu séentu ab jàppante seen digg ak takk der yi ñoom takk der yooyee sax ñoo nga ca place Obélisque fees fa dell kii di Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz Les Échos xamal nañu ne joxe nañu seen kàddu nee nañu danañu bokk ca ndajama te du ñoom rek ne muy Abdoul Mbaye di Thierno Alassane Sall consort gi ñu bokkal congrès de la renaissance démocratique nee nañu rassemblement aar li ñu bokk tey bii ku leen fa dëgg ne leen massa ba tey ci rassemblement boobee Les Échos mi ngi ñuy xamal ne waa aar li ñu bokk demoon nañu seeti Abdoulaye Wade ngir bëgg waa Parti démocratique Sénégal ñoom it ñëw bokk ci rassemblement bi la ñu fay waxtaane di léexóor gi ñu ne moo am ci pétrole bi ki ko sooke di Aliou Sall l'observateur nee nañu jamono ji mook liirub ñetti ndey ñoo yem ni aw turam ñoo ngi koy ŋawtee fu ne ci réew mi moom Aliou Sall ku ko xamul woon xam nga ko léegi ne coowal pétrole beek scandale bi ñu ciy wax daanaka média yi nekk ci àdduna bi yépp ñoo ngi ciy wax keneen ku xëy di wax ci mbir yi moo di Barthélémy Diaz ubbil Vox Populi journal bi nee nañu Barthélémy Diaz taqal na Macky Sall ci coowal pétrole bi ndax nee na coow leeg li muy bari Aliou Sall du ca lu bari dañ ko mbubboo rek maanaam prête noo la ca waaye lépp Macky Sall la Macky Sall moo nekk ci ginnaaw Vox Populi tegal ñu ci it ne maire bu Mermoz Sacré-Cœur mu di Barthélémy Diaz nee na bokkatul ci association des maires du Sénégal di AMS bàyyi na ndax xelam xalaatul di bokk ci kuréel goo xam ne ab sàcc ko jiite Sud Quotidien nañu Barthélémy Diaz yamlu foofee weddi na procureur de la République Serigne Bassirou Gueye moom Barthélémy Diaz nee na gëmu ko ndax tuuxi doon a gutol ni tuuma yu réyee ni haute cour de justice mu am maqaamam li jënti ko waaye du procureur de la République Le Témoin moom ab laaj la xëyee li muy laaj ci xët mu njëkk moo di réew yi nga xam ne pétrole feeñ na fa jëy yàgg jafe-jafe yi mu leen jural ndax suñum réew di Sénégal dina ko mën a moyt jëwrin ji ñu dénk wàllu pétrole beeg énergie bi ci réewum Sénégal di Mouhamadou Makhtar Cissé mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkku La Témoin ne lépp lu duy matuwaay jëral nañu ko ngir anam yi ñu yore suñuy ressource mën a mucc ayib ñu fekkaat ko ci xët mu njëkku L'Observateur moom Mouhamadou Makhtar Cissé mu fay wax ne réew mi bu doon lu waay xam wax ko kon kan du nekk ci kaaraange. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias fii dana yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm xibaar yi dina dellusiwaat bu marax jotee ci wolof ak Ibrahima Kane 20h Cheikh Tidiane Diaw ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen.